Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. maa ngi jaale le peuple sénégalais ci li fi jotootam di masawu coono patriote yi di jaale famille yi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seeni doom ci combat bi bon mu nekk un combat noble ba nga xamante ni amul bàyyi amul seral ba jusqu'à la victoire finale maa ngi masawu ñëpp ñu ci am ay gaañu gaañu bon di bokk ak ñoom naqar bi ak métit bi waaye nag le combat continue ndax suñu ndam mooy Sénégal changé suñu ndam mooy ces types de dirigeants ñu am yi ñu am jóge fii waaw loolu dafa war a leer ci bopp ku nekk parce que li may wax toujours rek nous sommes la génération qui doit se sacrifier pour les générations futures bon gars yi gis ngeen réew moo gis daanaka réew moo gis ni Sénégal di doxee noonu la daan doxee waaye dafa am génération bu jug ñëw toog sacrifié wu pour les générations futures waaw réew mu changé rek daa am génération boo xamante ni moo ñëw ne li fi am nii doy na waaw ñu jël réew mi nag teg ko ci yoon waaw léegi nag moom tey waxtaan bi li ko waral mooy peut-être dama ne woon sax loolu duma ci waxati parce que man jàpp naa ne fi mu ne nii topp ci waxu Adji Sarr ak Sonko pour man léegi perte temps la ndax seuls les ingrats ak seuls les défaillants seuls les nafiq ñoo bëggut a gis dëgg gi mais dëgg gi dafa leer bu yàgg mais nag xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni dafa bari ay nitu seytaane te nitu seytaane yooyu yëpp seen intérêt bopp kese moo tax ñuy sacrifier le peuple wala ñuy doxalin boo xamante ni dañuy taal réew mi pour seen intérêt bopp mais man li ma gëm mooy waxu Adji Sarr ak Sonko képp ku ci topp di wax yaa ngi perte sa temps ndax mbir mi leeral na boppam bu yàgg Adji Sarr mi dem ba porter plainte ba jiñ Sonko moo wëlbatiku setal Sonko rawatina si dernière sortie bi mu def nit ñi ku ci nekk commentaire nga ci nit ñi déglu nañ ko nit ñi xam nañ la ci nekk kon man je me dis que ni waxu Adji Sarr ak Sonko ku ci topp di waxati bëgg taal réew mi rek wala bëgg indi ay jaxase ci xelu nit ñi rek moo la tax a jóg seen mission du ngeen ko réussir loolu leer na ci bopp ñëpp te gis nga Olof Njaay dane mbiru Sonko xelu ñëw moo gën xelu ñëw ndax mun leen dugal ci bopp nit ñi lu nit ñi gëm lu dul Sonko nit ku baax la nit ku diiñ la nit ku am fulla la nit ku am personnalité nit ku bëgg Sénégal la nit ku bëgg a développer Sénégal la waaw kon li ngeen bëgg a gëmloo nit ñi ba mu jaral leen ngeen defloo Adji Sarr conférence de presse pour mu gëmloo nit ñi ni moom séq na ak Sonko rapport sexuel loolu mënul dugg ci bopp nit ñi ci bopp sénégalais yi nekk ay nit ci bopp sénégalais yi diiñ ci bopp sénégalais yi nga xamante ni ñoom avancement Sénégal rek moo leen ñor loolu mënul dugg seen bopp kon ne vous attardez pas te bu leen sonal nit ñi arrêtez avec ces genres de choses jël leen mbiru Adji Sarr ak Sonko ngeen gas ba mu xóot ngeen suul parce que Adji Sarr ci boppam moom mi porté woon plainte Sonko moom setal na Sonko kon loolu dafa leer xam nga ku dem bay wax naan Sonko na jël kaamil waat ndaxam musuñu séq dara kon kooku moom génn na thèse viol bi léegi thèse complot bi la ñuy jéem a setal état bi ak thèse ak indi bëgg a gëmloo nit ñi ne Adji Sarr ak Sonko séq nañ rapport sexuel loolu képp kuy nit di sénégalais te Sénégal tax laa ñor te nga xam nit loolu dugg sa bopp kon gas leen ba mu xóot mbiru Adji Sarr ngeen ak Sonko ngeen tegee ko nële da ngeen may nit ñi jàmm il y a d'autres priorités dans ce pays presque 2 mois on nous emmerde avec Adji Sarr boo xamante ne li muy wax c'est pas cohérent li muy wax amul bopp amul genn
ndaxte nit mënoo dund mbir di ko nettali ba pare di làmbatu kon nañ jël loolu ñu tegee ko ne le léegi nag beneen bi stop mooy fi may ñëwee mooy man mbiru Adji Sarr ak Sonko moom à partir d'aujourd'hui du ma ci waxati parce que du début à la fin lépp ay fen la ay kàcc la amul lenn loo xamante ni dëgg la ci waaw yàq Sonko yàq deru jàmbur rek moo tax ngeen jël ndaw si utiliser ko te xam ngeen ni loolu du jàll comme niñ leen ko doon waxee toujours ñun ak Sonko dafa am luñ signé muy Palais wala Barça loolu na leer ci seen bopp kon noppal leen seen bopp léegi beneen bi ci topp mooy il faut que ngeen respecter sénégalais yi il faut ngeen respecter sénégalais yi ndax yaakaar naa ni le peuple sénégalais c'est un peuple boo xamante ne il mérite beaucoup de respect ndax suñu réew dafa am nu mu bindoo tey bu ñu demee ba ku mel ni Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ñu koy sant di ko gërëm dox ay tànku jéego ci jàmm ci li fi xewoon ci réew mi ba jël alalam def ci ngir jàppale ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ak ñi nga xam ne loru nañ ci yaakaar naa ni kooku jëf jooju bi mu def il mérite beaucoup de respect lu dul dem di indiwaat Adji Sarr di teg ay conférence de presse muy gën di charger Sonko di yeewaat fitna ci réew mi kon yéen ñi def loolu il est temps nag nit ñi toog wax leen dëgg sénégalais yi wax leen dëgg état yow bu fekkente ni yow laale woo ci takkoo ci te bu fekkente ni tu ne fais pas partie du complot kon yow war nga mën a arrêter nit yi nga xamante ni ñi ngi continuer teg Adji Sarr di ko utiliser di yee fitna ndax Sonko foo leen ko laale nit ñi dinañ jug mu neex leen wala mu naqari leen ndax dafa gàddu yaakaaru toute une génération waaw kon loolu na leer ci seen bopp kon yàpp sunu kilifa yi weesuwul sunu kilifa yi nekk di dox tànku jàmm ci réew mi ngeen génne Adji Sarr tegaat ko di ko defloo conférence de presse muy gën di charger Ousmane Sonko muy benn ñaareel bi mooy ay parents Adji Sarr ñoo ko moom ak ay mbokkam ak askanam ngeen baal ma ci wax ji mais man jàpp naa ni yéen juddoo ci seen askan sax c'est un malheur ndax mënuma comprendre yow nga am sa doom ñu koy tudd ci problème yi pendant 1 mois et quelque te jugoo def ay démarches pour récupérer sa doom ci loxo saay-saay yi nekk mais loolu man mënuma ko concevoir kon je me dis toujours am na ñoo xamante ni il ne mérite pas d'avoir des enfants ndax doom même boo amul loo ko jox nit da ngay jege sa doom même boo ko amul loo ko jox da ngay fexe sa doom am affection ci yow am affection ci sa doom même boo amul loo ko jox dee ko jege di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi parce que tey li ma jàpp mooy Adji Sarr c'est une victime te man loolu laa gëm te man maa ngi ñaan président Ousmane Sonko man maa ko koy ñaan bu fekkente ni mën na fexe ba récupérer ndaw soos toog waxtaan ak moom delloo ci ko ci société bi maanaam dina ko defal bépp jigéen ndax elle n'est pas consciente même de ce qu'elle fait kon man loolu personnellement dama koy ñaan président Ousmane Sonko boo mënee dimbali ndaw soosu fexe ba récupérer ko te xam ni li muy def nii ak li muy dund nii amut lenn lum ci sañ a bañ te amut lenn lum ciy defee ay sago boppam dama bëgg nga dimbali ko te yàlla rek tax ak jigéen ndax tey man jàpp naa ni ñi nga xamante ni tey ñoo jël Adji Sarr di ko defloo lii bu doon seen doom duñ ko def moo tax ma ni dafa am lu am solo loo xamante ni ñun waajur yi dañ ci war a bàyyi toujours xel maanaam nañuy fexe di jege suñuy doom parce que Adji Sarr man ni ma jàpp moom tey bu amoon approche familiale lii nii amaana mën na cee mucc ndax tey bu jege woon famille am wala jege baayam wala jege comme que nee nañ ndeyam dafa génn àdduna jege ku jege ndeyam mbir mii ñu koy defloo bis bu toogoon waxtaan seeg koo xamante ni membre de sa famille la avant muy def lii peut-être dina ko ci génne kon
ñun bàyyi dañoo am responsabilité boo xamante ni dañ ko war a dox suñu diggante ak suñuy doom muy ndey di bàyyi nag muy waajur ndax nit je le répète encore doom du da ngay yor lu ne gàññ pour mën ko yor doom du da ngay nekk ci situation yi baax ngir mën ko yor doom dafa laaj affection ak jege sa doom di xam ci lu muy dugg di xam ci lu muy génn xam fu muy yendu doom même tey bu demee ba am jëkkër wala mu am jabar sa loxo ak sa bët warul teggeeku ci moom kon jàpp naa ne Adji Sarr manque affection familiale moo indi guuta gi yëpp mu dugg ndax tey bu jegoon fam ñoom dëgg amaana tey jii bis ba muy gisanteeg saay-saay yi ñu koy proposer mbir mi dina ci am ku mu waxtaanal ba mu génnee ko ci lii loolu c'est très important kon mbir bu xawee ku nekk danga ciy tirer ay leçons jël ci ay leçons surtout ñun ñi nga xamante ni nous sommes ay waajur mbir danga ciy tirer ay leçons jël ci ay leçons nit da ngay jege say doom parce que l'enfant n'a pas demandé à naître doom même boo amul loo ko jox jege ko di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi di xam fu muy fanaan di xam fu muy yendu loo am bokk ak moom loo amul bàyyi yar ko ci dëgg yar ko ci jom yar ko ci fulla te nit ñi nañ bàyyi xaalis dañ koy lijjanti tant que nit ñi ñi ngi yor mentalité wu xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ci jafe-jafe yi ak ci problème yi duñ ci jug mukk kon loolu dafa am solo xaalis danga koy liggéey da nga yeew fajar xëy di dem di liggéey ay heures yu bari di ko dajale benn par benn ba xëy yàlla dimbali la ubbi la wërsëg nga am li nga war a am mais tant que nit ñi Sénégal ñu ngi yor esprit wu xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ci ay jafe-jafe ak ay problème rek ngeen dugg ñi ko doon wax ñëpp ñii dee nañ ñii ñu ngi ci kaso bi képp koo gis mu lay sonal nan la xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti kooku ñàkk jom la ku am jom du wax loolu. Modou Mbaye maa ngi lay nuyu non fan yi nag xam nga gars yi sax léegi dañ ñoo naan ma est-ce que du Tunkara bi ne États-Unis mi ñu tee moo tax nga bàyyi live fi bon mais du loolu liggéey bi moo may tënk rek quoi mais Tunkara tamit ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy masawu coono ñu ngi koy encourager xam nga di rafetlu combat bi lim ciy def ak lim ciy daj waaw képp ku ci am ay jafe-jafe rek ci combat bii ni ñu dëgmal ñu ngi leen nuyu di la masawu di bokk ak yow naqar bi waaw kon pour ñu revenir rek famille Adji Sarr man mënuma comprendre yéen ban genre famille ngeen man yàlla bu ma juddoo ci genre famille yi parce que mbir mi toll na foo xamante ni vous devrez vous lever jug ànd ak sénégalais yi porter plainte état bi pour séquestration de personnes ñu jël seen doom delloo ko ci seeni loxo lépp loo xamante ni war na ci seen doom ngeen def ko bu justice bu dem tribunal jotee ngeen jël seen doom ngeen gunge ko dem tribunal comme que mën da ñàkk loo leen ko war a conseiller ngeen conseiller ko ngeen nangu seen doom parce que yéen a ngi bàyyi seen doom ci loxo yoo xamante ni xamu leen ëllëg bu ñu leen joxee seen doom nan lañ leen koy joxee ak ci yenn condition lañ leen koy joxee ndax Adji Sarr xëy na xam na loo xamante ni tey jii am na saay-saay yu muy dajal mën nañ leen ko delloo te dootul nekk nit kon jug leen ngeen xool seen diggante yàlla bañ a xool alalu àdduna parce que man dégg naa yenn membre de sa famille yuñ interview waaye ñu responsable duñ waxee noonu ci seen membre de famille boo xamante ni dafa nekk ci ay jafe-jafe kon xoolal leen seen bopp xool seen doxalin te bañ a xool alalu àdduna dafay jeex gis nga honneur ak dignité lu ko waaye jëndee jar na ko ndax yor seen doom ñu teg ko ci télé bi devant àdduna yépp muy wax bi ñuy sëy ak man ci ginnaaw lañ bëggoon sëy ak man ci kanam lañ bëggoon sëy ak man di wax yoo xamante ni da ngay topp ba ilaa yow mi diin loolu dafa ñaaw nit dara bu xëyee da ngay xool conséquences yi ciy am ak séquelles yi muy bàyyi après bu fekkente ni da ngeen jàpp ni
mbir mi li di xew ni dinañ leen ci jox alal jo xamanteni lo leen mësa ñak di ngeen ko am yéen a ngi nax seen bop te alal bokay lek na neex alal bokay lek na and ak tranquillité. Il faut qu'on dise les choses. Yéen famille Adji Sarr ngeen baal ma waaye yéen vous êtes une famille irresponsable man fi mu ne nii mbir mi fi mu toll nii yéen laay côté motif jug leen ngeen dimbali seen doom ji jug leen ngeen ànd ak organisation des droits de l'homme yi nekk Sénégal ànd ak waa Amnesty ànd ak organisation des femmes yi nga xamante ni ñi ngi nekk Sénégal di jàpp jigéen ñi di jàppale jigéen ñi nekk ay jafe-jafe ngeen jéem a récupérer seen doom balaa mbir mi di ëpp ay loxo dem leen ngeen def yëfi famille bu noble yëfi famille bu am dignité yëfi askan bu am personnalité ngeen récupérer seen doom yéen famille Adji Sarr vous êtes irresponsable y compris son père askan bu irresponsable ngeen dem leen ngeen jëli seen doom ndax lii ñaaw na ngir bëgg yàq benn nit tax ñu teg seen doom def ko pion boo xamante ni ñi ngi koy exploiter di ko waxloo wax joo xamante ni boo ko liree A ba Z ay feni kese la ba muy divulguer ay yëfi boppam yoo xamante ni ëllëg war na am ay doom ñuy toog war leen nettali naan sa yaay moo toog ci kanamu télé bi wax lii ak lii ak lii ak lii loolu ñaaw na jug leen ngeen ànd ak organisation des droits de l'homme yi nekk Sénégal ngeen def ay jéego dem récupérer seen doom ñu delloo leen ko ku koy interview ñëw interview ko ci biir famille am ndax man toujours mooy li may wax rek man Adji toujours dama ko jàppee une victime ndax dafa am ñu nekk ci ginnaawam te loolu ñëpp xam nañ ko président Macky Sall su fekkente ne yow da nga bëgg a setal sa bopp ci mbir mi li nga war a def mooy xool ñi ne ci ginnaaw lii yëpp nga teg leen ay daan yóbbu leen ci yoon juge leen ndax ñi dee Sénégal yëpp tey ak ñi gaañu Sénégal yëpp tey ak ñi ñàkk seen alal Sénégal yëpp tey ci manifestation yi nit ñi nekk ci ginnaaw Adji Sarr ñoo ko def ñoo rey nit ñi ñoo teg nit ñi ay blessures ñoo teg nit ñi ñàkk seen alal il faut oser dire les choses ñi teg complot bi te complot bi leer na te ñëpp xam nañ ni leer na ñooñu ce sont des gens yoo xamante ni tey président Macky Sall bu fekkee ne bëgg nga set ñooñu ngay dem yóbbu leen devant la justice juger leen tëj leen ci kaso bi loolu rek nga mën a def amaat confiance u sénégalais yi boo ko deful mënoo am confiance sénégalais yi te mënoo dindi ci xelu nit ñi ne ci complot bi nga bokk kon bu fekkente ni bëgg nga set ci mbir mi président Macky Sall da ngay jël ñi ne ci ginnaaw complot bi nga divulguer leen teg leen ci kanamu yoon teg ci ñoom yoon def ci ñoom li war loolu mooy dëgg boo ci bëggee set loolu ngay def encore une fois ma ñëw ci beneen point bi nga xamante ni tey moo gën a waral sax ma génn di def live muy la bavure policière parce que président Afrique yi ak président astafurlah policier Afrique yi il faut ñu xamal leen lan mooy l'humanité il faut ñu jàngal leen tamit lan mooy seen liggéey parce que man dama jàpp ni xamuñu seen liggéey te xamuñu l'humanité moo tax ñu yor yenn comportement yi bu ñu nee police dafa war a yor sécurité doomu aadama yi bu ñu nee police moo war a yor sécurité sénégalais yi même ku dul sénégalais képp koo xamante ne yaa ngi Sénégal rek police Sénégal moo war a yor sa sécurité loolu mooy seen liggéey mooy pour ngeen yor sécurité population yi loolu mooy rôle police nit il faut ngeen xam ni nit moom la yàlla gën a fonk ci lu mu sàq moo tax yàlla ne la xadd karam naa banni aadama kon policier yi bu leen jaawle nit ak mala nit da ngeen koy traiter comme nit comme être humain ak lu mënti xew ak lu mënti def bu leen jàpp ni tenue bi ngeen di sol vous êtes supérieur
des populations yéen policiers yi xam leen ni nit moom la yàlla gën a bëgg ci lim sàq te yàlla dafa fonk doomu aadama kon il est temps ngeen respecter doomu aadama yi nekk policier ça ne veut pas dire que ni da nga war a jàpp nit ki du dóor wala jàpp nit viser sa pistolet tirer wala xool groupe nit sànni fa grenade loolu taxul ñu naan police bu fekkee ne xamu leen seen liggéey ñun population bi dinañ jug wax leen lan mooy seen liggéey sécurité doomu aadama yi ngeen yor yéen policiers yi yéen a war a yor sunu kaaraange kon loolu dafa war a leer te da ngeen war a xam ni tamit ñun ay doomu aadama lañ duñ ay malax da ngeen ñu war a traité comme doomu aadama ak luñ mën ci def parce que nit même bu reyee nit muy li gën a garaaw parce que yaakaar naa rey doomu aadama mooy nit lu garaaw li nga xamante ni loolu la nit gën a mën a def mu kawe mooy rey nit kooku dafa am ay droit te dafa am noo xamante ni noonu ngeen war a comporter woo ak moom il faut ñu xamal leen ni nag vous n'avez aucun droit jàpp doomu aadama yi di dóor wala amu leen aucun droit fekk ay nit yuy manifester ngeen jël seen pistolet tirer di rey doomu aadama yi parce que ñi dee xëy na du mën a ñëpp nag mais ñi ci policiers yi rey bari nañ nit am na droit manifester lu ko naqari mais yow policier bi amoo droit dóor nit wala tirer nit fetal boo demee ci constitution bi da ngay dégg ñu ne la nit ku nekk am nga droit manifester li la naqari am nga droit wax li nga xamante ni moo la naqari loolu constitution moo ñu ko may ñun doomu aadama yi waxuma ñun mala yi de ñun doomu aadama yi mais yow policier bi yow constitution mayu la ngay jàpp ni di ko dóor wala nga koy tiim di ko tiire fetal dama yaakaar ni nag Sénégal nit ñi dañuy gis dëgg teg ku nëne di wax li nga xamante ni du dëgg moo tax ma ni la man mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko duma ci waxati parce que Adji Sarr déclaration bi mu def setal na président Ousmane Sonko kon ku ci bëgg a topp di wax rek mooy ku naaféq wala ku dëgg ñorul kon fi mu ne nii man li may wax mooy état na jóg ubbi ay enquête indépendante jàpp policiers yi nga xamante ni ñoo tiire ci kaw xale yi rey leen jàpp ñi nga xamante ni ñoo indi complot bi ba ay doomu aadama dee ci kon mbir mu léegi foofu la toll policiers yi da ngeen war a xam ni ñun seeni ay frères lañu ñun on a pris nos responsabilités porter le choix président Ousmane Sonko pour fas yéene koo dugal biir palais ndax lan ndax dafa indi programme boo xamante ni ku ko saytu xool ko liir ko di nga xam ni kii li muy wax ni lenn ñoru ko lu dul Sénégal kii li muy wax ni benn intérêt newu ci bu dul intérêt Sénégal kii dafa jug sacrifier viam sacrifier lépp ndax Sénégal ñu xool loolu gis ci suñu bopp dal di jug taxaw ba fas yéene koo défendre xeexal ko ba dugal ko palais te xeex boobu ñu koy xeexal yéen policiers yi ci ngeen bokku ndax yoon ngeen ay njaboot te yéen dund leen ay situation yu baax yéen policiers yi kon da ngeen war a xam ni ñun ñuy wàcc ci tali bi di xeex ak ñun ñuy nekk ci réseaux sociaux yi di yee sénégalais yi yéen bokk ngeen ci ñi nga xamante ni ñoo tax ñu koy def kon duñu ay noon nous sommes des frères te yow policier bi nga xamante ni yaa ngi yor fetal xool doomu aadama ba mu neex la nga tiire ko bu doon sa rakk la doo ko def parce que dafa am benn image boo xam ne man du jug sama bopp yow policier bi rey booy bi Parcelles Assainies ak Bignona ak feneen boo leen visé woon gis ni seen rakk la wala seen mag la wala seen jarbaat la wala seen cousin la wala un membre de votre famille doo leen ko def policier bi jàpp nit di dóor bu deen sa rakk la wala sa mag wala ko bokkal famille doo ko def kon
jot na sëkk ngeen xam ni sénégalais yi duñ ay mbaam ay doomu aadama lañ te ngeen xam seen liggéey ngeen jéem a sécurité sénégalais yi parce que tey boo xoolee ba ci ñun suñu dëkk yi ñuy roy muy dëkk tubaab yi fii manifestation yu dul manifestation jinne daf fiy am mais doo dégg ñu ne police dóor na nit wala doo dégg ñu ne police tiire na nit fetal sañuñu ko parce que xam nañ daan yi lañ ciy fekk te xam nañ ni ñuy wàcc tali bi di xeex ñoom la ñuy xeexal kon policiers yi il faut ngeen xam ni nit ñi ay doomu aadama lañ ngeen respecter nit ñi parce que da ngeen war a xam ni tamit sénégalais bi ngeen jàpp di ko dóor wala di ko tiim kii ma la fetal di ko tiire kooku moo leen di fay par weer bu dee kon il est temps tamit ñu wax leen dëgg ngeen xam lan mooy seen liggéey ngeen respecter doomu aadama yi doomu aadama doomu aadama du jeu doomu aadama du mala doomu aadama du mbalit il faut ngeen jox cër doomu aadama yi te ngeen xam lan mooy seen liggéey président Macky Sall la Adji Sarr toog na di la setal ci télé bi mais yow man conseil bi ma lay jox en tant que frère xëy na en tant que doom bu fekkee da nga ci bëgg a set wëril policiers yi rey xale yi nga jàpp leen yóbbu leen ci kanamu justice ci kanamu une justice indépendante jàpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw complot bi ba tax policiers yooyu tiire ci kaw xale yi nga yóbbu leen ci yoon juger leen tëj leen Sonko mi ngeen bëgg a tëj Sonko mi ngeen bëgg a takkal mi ngeen bëgg a tuumaal deful dara lu dul bëgg Sénégal ak bëgg développer Sénégal kon loolu dafa war a leer yéen ñëpp ngeen xam ko ñi ngeen war a tëj xam ngeen leen ñi ngeen war a yóbbu devant la justice xam ngeen leen ñi ngeen war a salir tilimal seen image xam ngeen leen kon loolu mooy li nga xamante ni boo bëggee set noonu nga war a doxalee yow policier ma lay dellu di la wax ni ñun say frère lañ du ñay noon ñun am nañ droit manifester waaye yéen amu leen droit tirer suñu kaw tirer yi ngeen di tirer ci kaw nit ñi tegu leen ko fenn amu leen benn droit tirer nit ay bal vrai amu leen si droit foo dem ci àdduna bi nit ñaa ngi manifester wu nit ñaa ngi wax li leen naqari te doo dégg fenn ñu ne tirer nañ fi ay nit Afrique rek ngay dégg yi parce que dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw dañ leen koy sant ngeen rey ay nit pour ñu jël ko kole ko ki ñuy tuumaal waaye ñun tout ça on a compris parce que da ngeen yebal ay nit sax ñu tiire ci kaw manifestant yi bu ko defee ngeen jiñ ko Sonko te ñun xam nañ loolu Sonko bu fekkente ni da ngeen ko bëgg a tëj seen yëfi caaxaan yi ak seen waxi caaxaan yi xam leen ni mun leen ci tëj Sonko duñ ko seetaan ngeen koy tëj bis bu defee lu jar tëj ñun ñoo koy jël jébbal leen ko kon loolu dafa war a leer ci seen bopp. léegi troisième point bi may ñëw mooy dëgg gi ñëpp ko xam mais ñemuñ ko wax wala ku koy wax ni mu la neexee nga koy waxee yow mi nga xamante ne yaa jiite police tu nous dois des explications ndax léegi jàpp naa ni ñun nekk duñ peuple bu ñàkk fayda te jàpp naa ni léegi sénégalais yi ñun ñëpp yeewu nañ te ñun ñëpp xam nañ lu baax te ñun ñëpp bëgg nañ lu baax te jàpp naa ni ñun ñi suñu xel yi lépp loo xamante ni yéen a ngi koy xalaat fekk na ñun ñu xalaat ko ba pare yow mi jiite police il faut nga leeral ñu lan moo tax nga nangu ñu jël ay nervi boole ko policiers yi ñuy wër di dóor nit ñi loolu enquête la boo xamante ni ku nekk danga ci war a duut baaraam parce que buñ demee ba police nangu di ànd ak ay nervi ñuy wër di dóor nit ñi kon police boobu complice la il faut nit ñi wax affaire bi ni mu demee amul benn réew amul fenn fooy dem ci constitution bi gis ni police dafa war a ànd ak ay nervi ñu yor ay yat di dóor nit ñi duñu ay mbaam yéen ñi jàpp ni sénégalais ay mbaam lañ yéen ay mbaam yéen ñiy wax loolu kon yow mi jiite police yow laa wax su fekkente ni tu es indépendant demal nga gëstu lan moo tax
policiers yi nangu ànd ak ay nervi ñuy wër di dóor nit ñi c'est injuste. fi mu ne nii débat ay ñu war a débat ci télé yi duñ ko débat ay waxu Adji Sarr li mu wax ak ay Adji Sarr nee na Sonko na waat kaamil ak ay Adji Sarr nee na Sonko ci ginnaaw la ma ko bëggoon def ak ay Adji Sarr ci kanam la ma ko bëggoon def ak ay Adji Sarr tàpp na maag laal na sama yooyu nekkatul débat bi mooy télé yi média yi li ngeen war a wax mooy ñan ñoo rey xale yi li ngeen war a wax mooy kan moo jox ndigal nervi yi ñu ànd ak policiers yi di dóor xale yi ak di tirer seen kaw ay fetal loolu ngeen war a lijjanti il faut situer les responsables foofu lañ toll. loolu la nit ñi war a lijjanti kan moo jox ndigal nervi yi ñu ànd ak policiers yi kan moo leen recruter ak kan moo joxe ndigal pour ñu tirer ci kaw xale yi ay balles vraies ak ñan ñoo tirer loolu moo war a nekk débat bi sénégalais yi war a peser ci table bi loolu lañ war a lijjanti ndax nit ñi du ñooy mala nit ñi ay doomu aadama lañ et ils ont le droit de vivre nit ñi am nañ droit à vivre amul benn policier bu constitution mais wala bu may sañ-sañ ngay jàpp nit di ko dóor wala ngay jàpp nit di tirer bal fetal ci kawam loolu dafa war a jeex ci réew mi. loolu point yi nga xamante ni Sonko jox na ko Macky Sall man maa ci dolli boobu policiers yi jàpp nit ñi di leen maltraiter di leen dóor di jël ay pistolet balle réelle di ko tirer seen kaw loolu dafa war a jeex ci réew mi nit ku nekk am nga droit wax li nga xamante ni moo la naqari c'est ça le véritable problème bu leen nit ñi fooyee seen xel yi mbiri Adji Sarr ak Sonko féete na bor na Sénégal yépp jug taxaw lijjanti li nga xamante ni noonu la policiers yi di doxalee ak ñun ndax du dëgg du yoon munoo jël sa arme viser nit koo xamante ni yorul arme yorul dara tiire ko mu dee ay mbokkam ñàkk yow nga dem tëdd sa kër ak say doom te du mujj fenn yooyu dafa war a jeex léegi yooyu dafa war a jeex ci réew mi boobu mooy beneen point bi nga xamante dama koy dolli ci point yi mouvement M2D ak président Ousmane Sonko joxe woon policiers yi dóor nit ñi di tiirab nit ñi ay balles réelles dafa war a jeex ci réew mi nit ñi du ñooy mala nit ñi am nañ droit ku am lu la naqari taxaw wax ko ku nekk am nga droit boo amee lu la naqari nga génn manifester wu kon loolu nit ñi dañ ko war a xam président Afrique yi seen naataango président Europe yi ngeen di roy sañu ñu wax seen policiers yi ñu tiire ci ay doomu aadama ñemewuñ ko parce que xam nañ li leen ciy fekk kon nit ñi nañu wax dëgg débat boobu lañu war a jël teg ko ci kaw table bi pour mu leer léegi nag ku bëgg a nekk dof nag yow yaay nekk dof ndax man jàpp naa ni ku topp ci mbir Adji Sarr ak Sonko di wax sax am naa ak amul ak lu tax lii ak lu tax lii jàpp naa ni ab dof nga ndax wax ji leer na ñun liñ war a dëgmal mooy xool nan la ñuy def ba jëlee réew mi ci loxo yi mu nekk teg ko ci loxoy président Ousmane Sonko ba pare ànd ak moom nag gunge ko pour le développement de ce pays waaw ndax ñun dañoo am loo xamante ni daanaka bariwul réew yu ko am te teewul réew yooyu ñoo ñu gën a développé nous on a tout pour se développer xam nga ni suuf soo xamante ni am na diamant am zircon am or am pétrole xam nga loolu rek doy na sëkk ngir réew mën a jëm ca kanam rawatina ñu ne gaz am na fa uranium loo xalaat am na fa am àll bu yaatu am géej am ay jën am suuf soo xamante ni dafa nangu te mënuñoo développé wu kon li président Ousmane Sonko di wax dëgg la loxo yi réew mi nekk moo baaxul léegi àdduna dafa avancé nit ñi ci yeneen level lañ nekk da ngay dem ci dëkk jàmbur gis ay xale yi ndaw di defar ay portable ay ordinateur xam nga te pourtant ay nit rek lañ buñ nangu ni tubaab yi ñooñu gën wala ñooñu ëpp fula wala ñooñu ëpp fayda wala ñooñu gën a jàng tubaab liñ mën ñun mën nañ ko
fii ñun ñii di liggéey tubaab yi li ñuy liggéey yëpp daanaka jànguñu ko te tubaab yi ñoom dañ ko jàng mais ñun jànguñu ko il suffit nga woon ñu ko benn yoon ñu xool ko rek mën ko kon tubaab yi nit nitee ba ànd nekk benn jël seen réew teg ko ci yoon teg ko ci loxo yu baax ba pare taxaw di xool nag di superviser réew mi niñ ko jox nan lañ koy doxale ñun mën nañ loolu kon bu ñu yaa fuus réew mi lu ne mën nañ ko am ba ku nekk toog ci réew mi di fi jariñu waaw kon tey xam nga live bi lii lañ indi woon kon ma dellu pointé waat le doigt rek ci li nga xamante ni moom lañ war a teg ci table bi mooy ñan ñoo rey xale yi débat boobu lañ war a teg ak kan moo leen kan moo sant ñu tirer ay balles vraies ci kaw xale yi ak ñan ñoo nekk ci ginnaaw complot bi ba tax policiers yi tirer ay nit ay balles fetal loolu lañ war a lijjanti ak policiers yi nga xamante ni dañuy jàpp nit ñi di dóor di leen maltraiter te du mujj fenn di leen rey te du mujj fenn loolu dafa war a jeex ci réew mi débat boobu la nit ñi war a teg ci table bi kon su ko defee dama ne woon naa génn rek ndax gars yi bari dañ lay woo ci suuf wala ñu leen yónnee message naan Tounkara mi ñu jàpp États-Unis moo tax léegi gars yi live ñameetuñ génn mais ñun du tee lépp luñ am loo xamante ni war na jëm ci askan bi te war nañ ko digal askan bi pour ñuy doxalee noonu dinañ génn wax ko ci yar ci teggil ci fulla ak ci fayda bon bu ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di leen naan asalaamaaleykum wa rahmatullah ba ci beneen vidéo incha allah boo leen ma gëjee gis rek liggéey bee ma jàpp quoi xam nga boo leen ma gëjee gis rek liggéey bee ma jàpp quoi mais Macky Sall jël seegu ma quoi gars yi maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp jaayeen jëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.